tey jii 9 février 2022 bokk na ci li ñuy fàttaliku lu tiis ci atum 2009 la xewoon 2013 plutôt ngeen jéggal ma 9 février bés boobu noonu la ñu doon évacué fële ca France kii di Cheikh Béthio Thioune moom mi jiite Cantakun yi ginnaaw ba mu nekkoon ci kaso bi ci ay jafe-jafe ñu ko doon boole ci tuuma ay nit yu ñu faat fële ca Médinatoul Salam ca boori Mbour ci atum 2012 9 février boobu lañ ko jël yebal ko fële ca France ngir faj ko ay jafe-jafe yu mu amoon ci wàllum wér-gi-yaram loolee la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir ñu dellu si waat. ñuy fàttaliku compagnie privée gambienne boobu di Gamcrest di roplaan boobu compagnie Air Sénégal luwe woon juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 1992 tamu daanu ca Kafountine fanweer ak benn ci bakkan rot ñaar fukk ak juróom-ñett ci doomu aadama jële ci ay gaañu-gaañu ñu ne nag ki doon dawal roplaan boobu di pilote bi fekk baax ca Amérique dafa naanoon nag ba tàggoog sagoom dafa mujjoon jaawale buntub benn hôtel ak piste d'atterrissage bu aéroport bu Cap Skirring juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 2014 ci la El Hadj Mamadou Amadou Deme wàcc liggéey mu nekkoon xalif général bu Sokone toll woon ci juróom-ñeent fukki at ak benn El Hadj Oumar Amadou Deme moo ko wuutu ca Jalba ca Sokone nag njabootu kilifa diine googee El Hadj Amadou Deme moo ko sancoon mu nekkoon boroom xam-xam bu mag ci l'islam ak alquran daal di moom it wàcc liggéey fukki fan ci weeru décembre atum 1973 Alexandre Ndiaye ñi ngi ko tabb prêtre bu cathédrale bu Ndakaaru mu nekkoon cathédrale bu yees ci jamono joojee juróom-ñeenti fan la woon ci weeru février atum 1936 moomee di Alexandre Ndiaye ca diwaanu Ndar nag la juddoo 1906 papaam nekkoon ab animiste yaayam doonoon jullit mi ngi faatu ci ndakaaru juróomi fan ci weeru novembre atum 1996 ñu denc ko ci Saint-Louis googe mu fekk baax juróom-ñaari fan ci weeru novembre. juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 1988 ci la ñu fësal ab rapport bu doon wane lépp luy yëngu-yëngu kii nekkoon secrétaire général bu mbootaay xeeti njiitu réew bu Autriche Kurt Waldheim mi ngi nekkoon ci jamono ñaareelu guerre mondiale bi. namoon naa leen. damay tukki. sëriñ bi nee na day tukki. dem France. nee na day dem France. Cheikh Béthio Thioune jiite woon Cantakun yi ñu téye woon ko ci kaso bu Rëbës gannaaw faatu ko ñaari Cantakun yooyee ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2012 ca Médinatoul Salam ca boori Mbour. juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 2013 ci lañu ko évacué ca réewum France ndax ay jafe-jafe yu mu amoon ci wàllu ko wér-gu-yaram Ibrahima Diagne yore woon communication bu Cheikh Béthio Thioune di dellusiwaat ci anam yooyee ñu ko évacué woon ca France. jëm si sëñ Béthio en 2013 mu jógee si dogal yi dem France nu ma ko yëgee yëg-yëg bi nag mooy ak cant rek sëñ Béthio moom léppam sant Serigne Saliou la. ko masa dal muy bànneex safaan loolu sëñ Tuubaa naan yaa rabbi in ahdirni fa shukru wa in manata faridan wa sabru bu ko xéewalee mu sant bu leneen amee it mu muñ ko si loolu la nekkoon yëg-yëg yi nag mooy sa sëriñ booy jataayool subaak ngoon guddeeg bëccëg mu lay wax si sëriñ Saliou di la yéege di la xamal sëriñ Tuubaa nga xëy mu mel nii xew-xew yooyu ngay wax taalibe yëpp jaaxle waaye moom fa mu nekk la masa ne cant gi mu nekkoon ci Serigne Saliou ba mu juddoo ba mu fi jóge ci cant googu képp la ne ci la ñu bàyyi ñu fas yéene see sax. nee naa la sëñ Béthio sëñ Saliou da koo dugaloon ci dawaamu sukri mooy cant gu sax maa ngi koy woy naan am di sant ñàkk di sant buy ngénte sant di dëj di sant taalibeem yi yar na leen ba lépp lu am rek da nga koy jàppe dogal yàlla te yàlla. boo ko xasaan gëm al imaanu bil xadri boobu sëñ Tubaay wax lu mu wàcce rek da nga koy jàppee ak cant gis ni yàlla moo ko sañ yow jaam nag li la war mooy nangu lu yàlla def donc xew-xew yooyu ñu am na ñu jaaxaloon waaye ku mës a ñëw day dalal sa xel daanaka ci Thiès gaak Dakar fépp rek cant gi ni mu daan mel Mermoz noonu daan mel foofa loolu defe naa ni vous êtes témoin ne mu daan sante Mermoz di ko sante Madinatu Touba Xelkom
dogal yooyu fa mu nekkoon noonee la fa daan sant Serigne Saliou di togg ñam di joxe ku ñëw mu waxtaan ak yu Serigne Saliou na nga daan waxee ba sa xel dellu si daal ni lii bu leen jàppal kenn dara baal naa ñëpp jàpp leen ni lii dogal yi Serigne Saliou ñaanal fa mu ne xéewalam di yokku li ñuy sant fii lépp jox nañ ko addiya jërëjëfaat Serigne Saliou. kan ni dara desatu fi lu dul sant ak jariñu canta bernde doo mer bég li man jariñoo. jërëjëf Fatou Kiné Deme Serigne Cheikh Béthio Thioune moom gis nañ ni Chérif àtte bi bañ koy def sax fekkaatu ko fi ci atum 2019 daanaka fekk ko fi woon dañ koo teg ay daan fukki atu kaso travaux forcés daanaka sax ci lendemain bi la dëddu àdduna. waaw muy loo xamante ni quand même lu tiis la. moom Cheikh Béthio Thioune yal na yàlla yokk leeram. dossier la boo xamante ne aussi teniroon na en haleine l'opinion. vous vous rappelez avril 2012 donc mooy li xewoon ca Madinatu Salaam. ca boori Mbour. donc dans un premier temps détention bi c'était à Thiès. prison bu Thiès la donc mais conditions yi n'étaient pas réunies boo xoolee bi ñu koy indi Dakar jëlee ko Thiès sax. ak yeneen taalibe yu fa nekkoon mooy moment bu métti woon la parce que y a eu des manifestations genre émeutes yoo xamante ne ak casse yu bëri ay oto. ci lañ sax daa xëy le ministre de l'intérieur de l'époque Mbaye Ndiaye donc cheikh bi aussi après a bénéficié d'une liberté provisoire donc wér-gu-yaram nag taxoon kon ñu ne dañ ko yóbbu tugal rawatina ca Bordeaux. ngir daal di ko fay fàcc benn moment sax amoon na ndax day am élément pénitentiaire yu koy topp et cetera ba ay ambassade France ci wàllu kayit yi donc biñ ko fa yóbboo tamit. je pense que son médecin traitant ñu koy nuyu aussi muy docteur Khadim Ngom def ci liggéey bu am solo après bi procès bi amaatee nag nga xamante ni kon moom mooy ca tribunal bu Mbour je pense que après daan ni ci la génn àdduna donc muy loo xamante ne gis nga ko ñu indiwaat ko fii Sénégal muy taxawaay bu am solo bu nga xamante ne moom daan na ko fi taxaw fi nga xamante ni kon moom mooy ci cantakon yi surtout jamonoy màggal Touba bu daa jot ak Jannatul Mahwa ak Jannatul Mahwa moo xamante ne taxawaayam donc dossier bi nag juróon na fi coow quand même ci dëkk bi parce que tamit dayoo gi mu amoon la parce que c'était pas pensable parce que boo xoolee ci élection 2012 ñu bëri doon jàppoon ni règlement compte am na ci parce que moom it mi ngi doon jàppale président Abdoulaye Wade à l'époque ak ki si fraude si pique les pièces d'identité nga xamante yëkkati woon ne ko ne dina participer ci élection kii di président Abdoulaye Wade après nag la suite on la connaît ak li nga xamante ne moom moo xew quand même ci dossier Cheikh Béthio Thioune mais nag lu mën a am au-delà de cet épisode quand même taxawaay bi mu doon taxaw Sénégal aussi il faut saluer ça rawatina ci tabax ak defar li nga xamante ni quand même moom mooy talibé yi jëm ko ci neneen parce que ba léegi nag ci Magal Touba kenn mënu ko ci woon parce que gis nga ko rôle bi mu ci doon joué ak tamit ba tax na kon Jannatu Mahwa bokkoon ci fief yi gënoon remarqué buñ Magal jotee fii Sénégal. Alaaji Malick. waaw nit ku nga xam ne léppam Serigne Saliou la nu mu mel Serigne Saliou la lu muy santit Serigne Saliou la ko doon sant Magal Touba li mu ci doon contribuer je pense que nangu na tëkkale waaye amul dend mu nekk yi tamit ku nga xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la woon lool ci liggéey bi ñu ko téye yi tamit terewul la nga xam ne moom la daan digal taalibe yi ca la wéyoon ba wér-gu-yaramam sooxee la ñu ko évacuer en France comme ni ko sama adjoint waxee ñu faj ko mais état de santé di gën a détérioré wu parce que malgré suivi bi nga ak njàmbaarteg sëñ Xaadim Ngom mi ko yoroon parce que pas-pas la ko doon faje non seulement da ko doon faj ndax médecin la mais da ko doon faj ndax guide religieux la doon faj donc lu mu mën def na ko ba yàlla def li gën ndax am na ñu nga xam ne yàllaa leen suturaal boo leen naree toroxal ñu toxu moo tax ba ñu ko condamné ca ëllëg sa la dëddu àdduna dem wuy ji yàlla suñ borom mu nekk lu nga xam ni kéemtaan la moom la ñu accusé woon ak 20 nit ak juróom-ñeent ñu condamné ko par contumace ñeneen ñi sax bi ñu demee def nañu reconnaissance physique balaa ñu leen di teg ay daan mais mbir la mu nga xamante ni nii gàkk-gàkk la bu nekkoon ci yoonam mu jàpp ni rek lépp ndogal yàlla suñ borom la lu neex sëñ Saliou la yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak sëñ Saliou teeru amiin di fàttali ni 22 avril 2012 boobu la ñu ne ci la ñu faatoon ñaari taalibe yooyu la di Ababacar Diagne ak Bara Sow ñoom ñaar ñooñu loolu moom moo waral li lépp ñoom tamit di ñaan sunu borom xaare leen aljana yi gën a kawe dañuy jàll ci leneen muy xibaar yi ñu ànd ci ak Ibou Diouf Ibou xibaar